ma ñëw ci suñu doomu bàjjen yi lu tax ma ne salafisme moom mooy le plus grand danger par excellence qui guette notre pays mooy base du gëm-gëmu salafiste dugguma ci ay waxu géopolitique géostratégique yu ak yu mel noonu mais nañ dem rek ci base du gëm-gëmu salafisme yéen ñii ñëpp ak ñi ma nar a déglu ji incha allah ñun ñëpp am na benn seetlu bu ñu am mooy ku nekkoon tijaan wala murit wala xaadar wala laayeen wala nangam bis bu xëyee nekk salafiste li ngay njëkk a seetlu ci moom mooy arrogance ak insolence ak ñàkk teggin xamadi yebaate ak ñàkk teggin maanaam dootul respecté kenn koo wax mu ne la nit la comme man koo wax mu ne la dafa juum koo wax mu ne la dafay juum koo wax mu ne la mën naa fakkasalu koo wax mu ne la ay njuumte ci njuumteen la bokk képp ko am seetlu lii ngay njëkk a seetlu ci bépp xalib salafiste commencé ko ci seen xutbu yu mag yi nag ba ci mbocc mboraan yi bu fekkee du dëgg rek ne la mu du dëgg ku ci nekk ci ñun ñii gis na loolu gis koo xamante ni ku amoon teggin la ba muy nekk ci tarixa yi di màggal ñi ko magoon di màggal ñi ko jiitu bu gisee borom ab kilifa mu màggal ko même bu fekkee moo raw kilifa googu ci jàng moo ko ëpp àlliwo mu màggal ko waaye buy dugg ci salafisme li ñuy njëkk a def ci moom mooy arrogance ak insolence ak ñàkk teggin maanaam koo tudd mu mën a ciipatu koo tudd mu mën a xaxtandiku tëfli koo tudd mu mën a teg wax ju ñaaw ci deram ci lu waral loolu xam nga salafisme ñi nga xamante ne ñooy xeex ak ñoom wala ñoo leen di contrer toujours ma wax ko live bi passé nee naa leen ñun suñu erreur bi ñuy def mooy nous sommes toujours dans la réaction mais ñoom suñu doomi bàjjen yi ils sont dans la planification et le déroulement d'un plan ki nekk ci réaction bi nga xam ne dafay xaar ba salafiste yi def benn acte mu doog a réagir dina yéex a comprendre salafiste yi dina leen yéex a dominer dina leen yéex a noppiloo lu tax ma wax loolu mooy da ngay déglu ñiy wax ci salafiste yi yëpp mais seen discours bi yëpp c'est axé bu soree ba sori ci Ibnu Taymiya maanaam danañ la tuddal bu dee suñu Sénégal gi la danañ la tuddal Ngor Silo danañ la tuddal Mohamed Ibn Abdul Wahab danañ la tuddal Ben Baz danañ la tuddal Ibnu Usaymin danañ la tuddal ñoom nu mu tuddati mën naa Qattaan danañ la tuddal ñoom Jubayr ibnu xawma kan waaye bu soree ba sori ci Ibnu Taymiya la ñuy yem lu waral loolu man dama jàpp ne loolu ñàkk a comprendre lan mooy salafisme dëgg-dëgg moo koy waral te képp ku amee discours boobu xulool ak salafiste yi 100 ans 4 dimanche doo mën ci ñoom dara salafisme c'est plus loin que ça gën na sori loolu téeméeri junne yoon di dem gën na sori loolu téeméeri milliards yoon gis nga salafisme dafa commencé ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lii nag xaqiiqa la boo xamante ne maanaam dëgg la goo xamante ne ku ko comprendre doo mës a mëneeg ñoom parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñetti xeetu nit la doon dund ak ñetti catégorie personne lii wax naa ko waxati ko a'uuzu billahi min kalimati ana yonent bi dafa nekkoon ak ay jullit yu baax yu am teggin gëm ko te yàlla tax nekk ak ay yéeféer yu ko weddi bañ diineem déclaré ko guerre waaye nekk ak troisième catégorie mooy ay nit ñu wax ne ñoom gëm nañ te fekk gëmuñu ñi leen di tuddee naafeq foofu la salafisme jógee ci troisième catégorie boobu foofu la salafiste jógee ku comprendreul sew-sew bi da nga askan Ibnu Taymiya salafisme da nga ko askan Ibnu Kasir da nga ko askan Ibnul Qayyim da nga ko askan Mohamed Ibn Abdul Wahab à la fin dañ lay dominer parce que danañ yóbbu débat bi foo xam ne doo fa mën a discuter ak ñoom mais yéegal ko nga remonter terrain yi nga xool boo delloo ci musnadu Ahmad Ibn Hanbal di nga gis benn xadis bu lay wan benn affaire bu doy waar Seydina Jaabir Ibn Abdullah al Ansari Jaabir Ibn Abdullah kenn la ci saxaaba yonent yi gën a mag ba pare bokk ci ñi jiitu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci jullit ñi gën a gëm dafa ñëw tëdd ci kaw xabru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn waay ñëw
ne ko da ngay bokkaale yàlla ndax xam nga li ngay def. Jaabir daal di ëlbatiku ne ko ñëwuma ci xeer bi ci yonentu bi laa ñëw. gis nga fii nii rek premier base salafisme soufisme démarqué wu na mooy ki nga xamante ne moo topp ña jiitu woon ci yonentu gëm ko te yàlla tax ñu mel ni ñoom Seydina Jaabir ibnu Abdillah ñoom ñooy taalibe mutasawifa yi tey nga xamante ne gëm nañ ne dem taxaw ci kanamu bàmmeelu yonentu wala rawdu yonentu bi wala ci kanamu rawdu benn kilifa gu baax lu dagan la lu mën a nekk la. waaye beneen partie bi mooy ki nga xamante ne gëm na ne moom dem ci bàmmeel bokkaale la ñëw ci kii bokkaale la moom commencé na ko ndekki depuis jamono saxaaba yi juste après bi yonentu génnee àdduna. jarul ma leen di wax keneen ki kan la wërsëgu jàngkat la ku jàng na ko dina ko xam mais maamu salafiste la ak maamu soufisme ñoom ñoo démarqué wu foofu déjà. léegi boo naree jël ñaar yooyu noonu ñëpp nga boolente leen ci benn saako nga ne ñoom ñaar ñëpp payam ñoom ñaar ñëpp ñu baax lañ ci fausse le débat. il faut que nga dissocier ko depuis foofa ne kii ci catégorie ñi gëmoon yonent bi te baax la bokk kii ci catégorie naafeq yi la bokk. noonu ngay ñëwee nag nga mën a wàccee arbre bi mën a topp chaîne bi ba mën laa indi ci dégg-dégginu Ibnu Taymiya mën laa indi ci dégg-dégginu Muhammad ibnu Abdul Wahhab mën laa indi ci dégg-dégginu Ahmed Lo ci diine ci ngay comprendre fan la weñ gi bañee. xam nga olof yi dañ naan xaw ma lan weñ gaa ngi bañee ca mbànjaxaan nga foofu ngay comprendre fan la weñ gi lëjee mais boo ko deful doo mës a comprendre fi weñ gi lëjee. dégg-dégg bu juunu bi ci texte diine ji boo remonté wul mbir mi ba ca kaw a kaw a kaw a kaw ca kaw a kaw laa la wax doo mës a comprendre fu dégg-dégg bi lëjee. dafa jiitu jamono sax taabi'u na yi daf koo jiitu ca jamono yonentu la alayhi salaatu wassalaam ñi nga xamante ne yàlla wax na ci ñoom ne wa iza laqu allazina amanu qaalu amanna wa iza xalaw ila shayatinihim qaalu inna maakum innama nahnu mustahzi'un ak ñi nga xamante ne yàlla wax na ne wa iza laqu allazina amanu qaalu amanna wa iza xala ba'duhum ila ba'din qaalu atuhaddithunahum bima fataha allahu alaykum li yuhajjukum bihi inda rabbikum ñooñu ñoo jur salafisme bi nga xamante ne tey jii ñun moom la ñuy dund. ñooñu ñoo jur déggin bu bon bi ci texte diine ji ba nga xamante ne nit dina mën a indi xadis bu nekk ci saxiixul Buxaari indi xadis bu nekk ci saxiixu Muslim déggee ko déggin boo xamante ne daf ci xeex ak ay moromi jullitam après. Ce n'est pas né avec les services de renseignement occidental, ce n'est pas né avec Mossad, ni avec MI6, ni avec CIA, ce n'est pas né avec l'avènement de Mohamed ibn Abdul Wahhab dans le Najd. C'est plus profond que ça. damay ñaan lii dama koy wax pour brèche la bu may ubbil suñu mbokk yi nekk ci internet bi ak di jàmmarloog wahhabiste yi ñi gën a xóotal gëstu yi ñi gën a remonter mbir yi. dégg ngeen xutbu zamaanu salafiste yi mu wax benn wax bu am solo boo xamante ne docteur Abdoul Ahad Sané tontu na ko ci wax ji yëpp ay njaxas la nag lu tax ma ne wax ju am solo mooy yu mel nii dafay ubbi brèche xam-xam. fa ahlan wa sahlan bi salafiyati wa sana ala kawniha miftaha ilmin murassadi naa ngi ndokkeel salafiste yi di leen tatagal ci nekk gi nekk sabab pour génnee yenn xam-xam yoo xamante ne yàggoon nañ kaa denc te ñoom seen wax yi nii ñuy def dana nekk sabab ci ñu mën a génnee loolu. lan la kii wax Ahmed Lo wax daf ne ñoom bu ñuy wax ci diine ci réew mi buñ ne mag ñi ci sunna lañ doon dund ak alxuraan waxuñu magu tariqa bi dañuy wax ña nga xamante ne ñoo fi nekkoon lu jiitu tariqa di dugg ci Sénégal mu daal di wax ne tariqa bi fi jiitu mooy qaadiriya Seydi Abdul Qadir Jeylaani mi nga xamante ne moo sos tariqa qaadiriya boobu l'islam dugg si na Sénégal ba am ay at yu baree bari muy soog a juddu Ahmed Lo mooy wax mu teg ci ne mazhab bi nga xamante ne moo jiitu ci Afrique maanaam ci Maghrib ba ci Afriqiya nga xam ne Mauritanie Sénégal Tunisie Maroc Algérie Libye yépp ci la doon bokk ci jamono jooju mu ne mazhab ba fa jiitu woon mooy mazhabu Awzaa'i mu daal di def benn njaxas nag boo xam ne
soit moo ko tey soit réer la bu dee moo ko tey fa tilka musibatun bu dee réer la fal musibatu azam mu ne benn buur bu tudd Abdourahman ad-Dakhil moom moo njëkk a dugal mazhabu Malik ci Afrique wala Ifriqiya jàpp Andalus ba pare imposer ko nit ñi lan nga ciy déggee mooy dafa mel ni Afrique kon dañ leen a fekkoon ak beneen mazhab ñëw changer leen ko jox leen mazhabu Malik waaye nga déggee ci beneen affaire itam mooy mazhabu Malik bu taxutoon ak buur bu ko imposer kon du sampu ci Afrique mooy ne kon dafa bëgg a wax ne ñun ñi nekk ci mazhabu Malik ci ay caaxaan la ñu nekk ci réer la ñu nekk li ñu nekk sax ak ay buur ñoo ñu ko imposer waaye duwul yoonu sunna dëgg-dëgg duwul yoon bu wér parce que bu fekkoon yoon bu wér la du soxla ay buur di ko imposer nit ñi par la force. alors docteur Abdoulaye Sané tontu na ko ci biir wax ji leeralal na ko ne kooku muy wax muy buur boobu moom moo imposé woon nit ñi au contraire mazhabu Awzaa'i waaye mazhabu Malik ci ay taalibi imam Malik la dugg see Afrique ñaareel bi lu tax buur boobu imposé nit ñi mazhabu Awzaa'i ça peut se comprendre facilement mooy Awzaa'i Cham yi la woon waa Cham la woon te buur boobu ci waa Banu Umayya la bokkoon c'était un omeyyade donc forcément omeyyade yi ñoom mazhabu Cham comme dañoo amoon benn xénophobie bu nekkoon ci ñoom ku bokkul ci ñoom dañuy jàpp ne ñoo la gën dem créer ay xadis askan ko yonentu naan wax na nangam ci ngëneelu Cham ay abdaalu bi Cham nangam lu nekk ñi askan ko yonentu bi ci loolu pour gënale seen dëkk bi ñooñu nag ñoo exporter seen mazhab boobu noonu yóbbu ko ci yeneen dëkk yi mais comme yàlla defu ci barke loo xamante ne la teguwul ci dëgg yàlla daal di raaf mazhab boobu noonu wa yuhiqqu llahu alxaqa bi kalimaatihi wa yaqtaa daabira alkaafirin kan mooy Awzaa'i moomu waa ji tudd kenn la ci boroom xam-xamul islaam yi waaye nag boroom xam-xam la woon boo xam ne dafa dund ci benn siècle boo xam ne siècle salafisme la pur et dur salafiste yi ñoo amee woon nguur ci lislaam muy waa Banu Umayyata déglu leen texte bi ma leen bëgg a liiral ngeen jànge ci tuuti amee ci benn aperçu ci ce qui se passait dans l'islam ci moment yooyu boo delloo ci Siyaru Alaami Nubala tabaatu daarul xadis ci volume 6 ci page 556 di nga gis imaamu Zahabi di wax ne sami'tul Awzaa'i ginnaaw bi mu indee isnaad bu gudd bu jëm ci Sufyaan wala bu jëm ci Isa ibnu Yunus mu ne dañ koo laaj diggante Sufyaan ak Awzaa'i kan moo gën Sufyaanu Sawri ak Awzaa'i lay laaj mu daal di ne ko Awzaa'i man dégg naa mu wax ne maa axazna al ataa xatta shahidna ala aliyin bin nifaaq wa tabara'na minhu wa uxiza alayna bi zalika attalaaqu wal itaaqu wa aymaanul bayaa lii mooy mazhab waa Cham ci jamono jooju mazhab bu mel nii moom la ñu indi woon Afrique à travers buur boobu noonu yàlla dimbali ñu jëlee ko fi saxal fi mazhabu Malik mu ne dafa wax ne jamono Banu Umayyata daanu ñu jël seen payoor seen salaire tant que seede wuñ ne Seydina Ali waliyaasu billah naafeq la woon ba pare ñu dañ ci moom te ba pare dañ leen daan imposer ñu waat ci seen sëy seeni soxna buñ dañee ci loolu maanaam seen soxna fasewu na ba pare itamit dañ daan askane dañ daan lëkkale loolu noonu ak seeni jaayante seen allégeance bi nga xamante ne moom lañ daan prêter ci buur yi donc école boo xamante ne ak mazhab boo xamante ne ñemee taxaw seede ne ku mel ni Seydina Ali naafeq la woon mazhab boobu noonu moom la omeyyade yi bëggoon na exporté ba mu yegg si Afrique waliyaasu billah mu ngi nii Siyaru Alaami Nubala volume 6 page 556 maa axazna al ataa xatta shahidna ala aliyin bin nifaaq wa tabara'na minhu wa uxiza alayna bi zalika attalaaqu wal itaaqu wa aymaanul bayaati kon di nga comprendre salafisme fan la jugee mooy ci ñetteelu kuréel googu nga xamante ne moo nekkoon ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te gëm-gëmam duwutoon l'islam bëgg-bëggam duwutoon l'islam mais c'était pur et dur pour ñëw disloquer l'islam de l'intérieur pour ñëw daaneel l'islam màbbu bépp pas-pasu l'islam alors
sànq wax naa ci commencement bi ma ne leen premier principe bi ñuy njëkk a jàngal seeni taalibe bi mooy ñàkk respect arrogance ak insolence parce que xale bi boo ñëwee ne ko benn Cheikh Baye bu ndaw wala benn kii nga ñëw ne ko yow waroo am kilifa waroo am sëriñ alxuraan ak sunna ñoo war a nekk sa sëriñ koo xamante ne xëy na feragul ijji moment bi nga koy wax loolu feragul ijji nga ne ko alxuraan ak sunna na jàpp ci alxuraan ak sunna boo waxee ñu ne la yonentu bi moo ñu bàyyee alxuraan ak sunna yonentu bi mësta wax je dis bien lii nañ ma dégg ñoom bu baax buñ paree lu leen neex nañu wax yonentu bi mësta wax ci dundam que ne bàyyee naa leen alxuraan ak sunna xadis yi ñu ciy indi benn wéru ci benn xadis la boo xamante ne juróomi yoon la am 5 yoon yëpp benn wérut benn xadis la 5 yoon yëpp benn wéru ci yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam il avait compris que nit mënta ñàkk kilifa nit mënta ñàkk royukaay même booy dellu ci alxuraan mënoo ñàkk am ci koo jaar pour mu wan la lan la alxuraan wax ak yan déggin nga ci mën a am ci loolu moo tax mu neñu taraktu fiikum maa in tamassaktum bihi lan tadillu baadi bàyyee naa leen loo xamante ne su ngeen ci jàppee du ngeen réer mukk sama ginnaaw ñu ne ko lan la mu ne kitaaballahi wa itrati ahla bayti téere yàlla bi ak sama njaboot gi sama famille bi lii nii salafis yi dañ koy nëbbu seen taalibe duñ leen ko wax mukk duñ leen wax mukk ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam téereem bi ak famille bi la ñu bàyyee téere yàlla bi ak famille bi la ñu bàyyee dañ naan leen téere yàlla bi ak sunna yonent bi mësta wax loolu li mu wax mooy téere yàlla bi ak sama njaboot gi parce que xam na ne dégg-dégg bi ñu war a am ci alquran il faut ñi am ci ay kilifa te kilifa yooyu kenn gënu cee yeey njabootam gi ñoom ndax ñoom ñoo jëlee ci moom en premier lieu avant ñeneen di jëlee ci moom te ñoom ñoo ko gën a jege te nit ki boo koy laaj da nga koy laaj ñi ko gën a jege ñoom ñoo ko gën a xam léegi pourquoi salafis yi du ñuy jàngal seen taalibe yi lii parce que bu ñu ko waxee dafa am mbir mi fu muy dellu te foofu lañ bëggul mu dellu mooy ne mbir mi il faut bu boobaa kon dina dellu ci am kilifteef dina dellu ci jël ay nit doxale leen sa diggante ak alxuraan bi dina dellu ci jël ay nit doxale leen sa diggante ak yàlla te ñoom bëgguñ loolu ñoom li ñu bëgg rek nit ñi nekk ci benn anarchie ak benn cacophonie di dund comme ay bête ngeen jéggal ma ci kàddu gi mais di dund comme benn troupeau boo xamante ne amuñu lu leen takkee boo waxee rek ñu ne la alxuraan ak sunna léegi alxuraan ak sunna ci naka ñu ne la dañ koy def ci dégginu salafu saalih ndeysaan sama sëriñ Seydi Ahmed mu Papa Cheikh moom ma keroog dañ doon waxtaan mu wax ma benn téere bu am solo ginnaaw gi def naa effort ba am téere bi mooy kafa tafriqan lil ummati bismi salaf benn boroom xam-xam moo ko bindoon doy na on en a assez ci division bi ñuy diviser xeet bi au nom de salafu saalih parce que salafu saalih bi boo ko déggee dafay mel ni benn groupe la woon boo xam ne ñoom ñëpp ñoo bokkoon ca lañ nekkoon ñoo bokkoon lañ fas ñoo bokkoon lañ gëm ñoo bokkoon lañ daan doxee or que c'est pas le cas salafu saalih bii ci la Seydina Ali bokk Seydina Ali Awzaayi nee na di leen daan imposer ñu wax ne naa feq la léegi ban nga ciy jël ndax da ngay jël waxu Awzaayi bi wala da ngay jël waxu Seydina Ali ndax da ngay jël waxu ña doon sant Awzaayi loolu wala da ngay jël waxu Seydina Ali salafu saalih bii ca la xadis bi ma leen indil léegi ci musnad Ahmad nekk nga xamante ne Abu Ayyub al Ansaari ñëw na tëdd ci kaw rawdu yonent bi benn waaye ñëw ne ko da ngay bokkaale yàlla mu ne ko bokkaalew ma yonentu bi laa dikkaluma bàmmeel bi léegi nooy def da ngay jël waxu Abu Ayyuba wala da ngay jël waxu waajooju te ñoom ñëpp ci salafu saalih lañ salafu saalih bii ci la imaam Malik bokk ak imaamu Shafii wuute gi dox seen diggante comme diggante asamaan ak suuf la ci ay masala léegi nooy def da ngay topp mazhabu imaam Malik wala da ngay topp mazhabu imaamu Shafii salafu saalih bii ci la Abu Xanifata bokk ak Ahmad ibnu Hanbal wuute gi dox seen diggante ñoom ñaar moo gën a yaatu asamaan ak suuf ci ay wuute ci masalaay xam-xam léegi nooy def da ngay topp masala Abu Xanifata yi wala da ngay topp masala Ahmad ibnu Hanbal yi kon le fait de dire que dañuy tënk nit ñi ci alquran ak sunna ci dégginu salafu saalih déjà c'est biaisé
c'est vouloir déjà biaiser la pensée du musulman waaye tamit vouloir le faire vivre ci benn anarchie ak cacophonie boo xamante ne du am ci lu muy jàpp. parce que mënoo ñëw tey jii ne yow da ngaa topp alxuraan ak sunna ci dégginu salafu saalih nga ñëw fekk ma nekk ci mazhabu imam Malik nga ne naa bàyyi loolu pour ñëw topp alxuraan ak sunna kon finalement lan mooy alxuraan ak sunna xanaa imam Malik moom nekkutoon ci alxuraan ak sunna mais déedéet alxuraan ak sunna bi imam Malik dafay traité ay masalaay xam-xam imaamu Shafii dafay traité ay masalaay xam-xam Abu Hanifa dafay traité masalaay xam-xam. léegi dañu am beneen nit koo xamante ne moom dafa ñëw am ay wuute ñu mu wuuteeg ñooñu ñoom nag nit kooku lañ bëgg ñu topp mooy Ibnu Taymiya léegi lépp lu imam Malik wax bu Ibnu Taymiya uuteeg moom insha allahu taala duuma yàlla de duuma yàlla duuma yonent duuma gisaane kat mais salafiste boo xotti xolam wala nga déglu làmmeñam imam Malik ak Ibnu Taymiya wuute ci masala insha allah Ibnu Taymiya lay topp imaamu Shafii uuteeg Ibnu Taymiya ci masala insha allahu Ibnu Taymiya lay topp léegi kon kay ndeke moom dafa bëgg rek nga bàyyi sa imaam Malik bi dem jàpp Ibnu Taymiya bi moom dafa bëgg nga bàyyi sa imaamu Shafii bi dem jàpp Ibnu Taymiya bi moom dafa bëgg nga bàyyi sa Abul Hasan al Ashari bi dem jàpp Ibnu Taymiya bi moom waaye ñun ñëpp d'accord nañ ci ne alxuraan bii ak sunna yonentu bii kenn mënu koo dégg noonu kese faaw nga am ay prédécesseurs yooyu topp seen déggin léegi prédécesseurs yooyu yow choisir nga Ibnu Taymiya choisir nga Barbahari choisir nga Ahmad ibnu Hanbal choisir nga Abu Ya'la man ma choisir Ibnu Hajar al Asqalaani imaamu Nawawi imaamu Shafii imaam Malik ak diw ak diw léegi ban droit nga am ñëw ne ma man nekkuma ci yoonu salaf nekkuma ci manhaju salaf yow yaa nekk ci manhaju salaf ba nga xamante ne tey jii dugal nga benn ñàkk kilifteef sa taalibe bi mënatul a gëm masala yi Sëñ Tuubaa di traité parce que jàpp na ne wuute na ak manhaju salaf mënatul a gëm masala yi Baay Ñas di traité parce que jàpp na ne wuute na ak manhaju salaf mënatul a gëm masala yi Sidi Hajj Malik di traité parce que jàpp na ne wuute na ak manhaju salaf léegi lan moo dëppoo ak manhaju salaf ci jàngaleem moom mooy masala yi benn base di traité ak Ibnu Usaymin ak Albani ak Mohamed Ibn Abdul Wahab ak Ibnu Taymiya donc c'est déjà un danger qui guette notre pays te loolu nag suñu état bi ñoom ñoo war a jël seen responsabilité ndax gis nga tey jii Arabie Saoudite fexe nañ ba ñàkk seen réew mi façon boo xamante ne mënoo faa yóbbu Masaalikul Jinaan bu Sëñ Tuubaa naan da nga ko fay jàngale mënoo faa yóbbu Kaashiful Ilbaas bu Baay Ñas naan da nga ko fay jàngale sañoo ko. Eh bien pourquoi ñun ñu war a bàyyi suñu dëkk bi mu nekk benn marché boo xamante ne fu neex waaye duggee ko ñi fi ubbi masalaay Ibnu Taymiya di ko fi jàngale di fi ubbi masalaay Ibnu Abdul Wahab di ko fi jàngale di extrémiser suñuy jeunes pourquoi ñu war a nangu loolu nag rôlu état la mooy mu xool lan la ay doomam di jàng ak fan la seen jàng jublu j'ai essayé le maximum possible condenser synthétiser masala bi mais benn étape bu nekk mënoon naa la ci yaatalal loo xam ne jotaayu boppam la salafisme ci jamono yonentu bi jàppal salafisme ci jamono yonentu ñaari nit ñoo ko jur benn bi mooy naafeq ya nekkoon ca tulaqaawul fatx yi mooy ña nga xamante ne à la 24e heure lañ doog a tuub dugg ci lislaam ñëw commencé di wuuteeg yonentu bi di remettre ay waxam en cause di wuuteeg saxaaba yi ñaareel bi mooy xawaarij yi nga xamante ne bi fi yonentu bi jugeewee ñoom ñoo taxaw di yéeferloo ay jullit bay yéeferloo Seydina Ali salafisme ci jamono taabiuna yi mooy ñi nga xamante ne ñoom dañu ñëw fekk ña toppoon yoonu Seydina Ali ñi ne leen yéen génn ngeen ci sunna yéen ay chia ngeen ñëw ne ñoom ñooy ahlu sunna commencé ekkati jaasi ci kaw nit ñi salafisme ci jamono atbaaw taabiuna yi mooy ña nga xamante ne dañoo jël déggin bu wuute ak dégginu ñoom Abul Hasan al Ashari ak dégginu ñoom Imam Malik dem beru seen bopp naan dañuy topp mazhabu ahlul hadis nga xamante ne kaka jiite woon ci jamono jooju mooy alqaadi Abu Ya'la ak doomam bi nga xamante ne moo bind tabaqaatul xanaabila ñëw ba ci ñoom Barbahari ci fitnatul xanaabila ci fii Bagdad benn bu nekk ci li ma wax nii yaatal ko mën naa jël 2 heures de temps wala 3 heures salafisme ci jamono bi ci topp
mooy ña nga xamante ne nag ñoo topp école hanbaliya ne ñoom Ahmad ibnu Hanbal la ñuy topp nga xamante ne tolloon nañ jamono joo xamante ne masala boo leen indil ñoom nanguwuñu jurisprudence nanguwuñu fiqh ñoom dañ naan la xadis masala boo indi bu amul xadis ñu ne la ñoom gëmuñ ko. problème bi juddu ci siècle yooyu mooy fen ak fent ay xadis di ko askan yonentu ca la barrage d'eau bi ci la màbbee ñi commencé di créer des millions et des millions de xadis di ko askan yonentu bi dem ba nga xamante ne ku bëgg a neexal ak buur sax da ngay créer xadis ñëw ne ko yonentu wax na nangam ak nangam. boo delloo ci téere tarajim yi lu mel ni Siyar Alaami Nubala lu mel ni taarixul islam bu Zahabi di nga fekk ñuy tarjamaal benn waay boo xamante ne jarul may tudd turam Zahabi dafay wax ne kaana yadau lxadisa li taqwiyati sunna maanaam kooku da daan fent ay xadis di ko askan yonentu ngir dëgëral sunna nga déggee ci automatiquement que ne lii moom du wut sunna wu yonentu parce que sunna wu yonentu fen bokk ci rawatina fenal yonentu bi waaye ñoom lañ doon oowee sunna ca ñoom léegi lan la ñuy oowee sunna ci ñoom du wut mooy mazhabu Malik pour ñoom loolu bidaa la sunna ci ñoom du wut mooy mazhabu Shafii pour ñoom loolu bidaa la sunna ci ñoom du wut mooy tasawuf pour ñoom loolu bidaa la sunna ci ñoom dafa résumé wu ci ñeenti yëf première bi mooy def yàlla mu nekk ab comme doomi aadama utal ko ay cër ba nga xamante ne mën nga kaa caricaturer mooy baatu buntu tajsim wa tashbih ñaareel bi mooy bañ njabootu yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ak lépp luy deretu yonentu ba mën a taxaw ne ab shérif amatul ci kaw suuf ak ñàkkee xorma yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ñetteel bi mooy génnee jullit ñi ci biir lislaam ñeenteel bi mooy fexe ba màbb déggi-déggin bi wér ci lislaam te lislaam taxaw ci indi ay déggi-déggin yoo xamante ne dafay dimbale noonu diine ci ñeenti mbir yi boo ko déggee moom mooy sunna ci ñoom yàlla doomi aadama la njabootu yonentu bi amul benn xorma yonentu bi amul benn xorma dégg-déggin jullit ñi duñu ay jullit ay yéeféer lañ jël aaya ya yàlla wàcce woon ci yéeféer yi nga teg ko ci seen kaw ñeenteel bi mooy dégg-déggin bi nga xamante ne dafay gën a dimbale noonu lislaam yi nga jël ko imposé ko nit ñi dégg-dégg ni lislaam bi wér nga jël ko révoqué ko ne loolu bidaa la léegi may leen ma tegal leen ñaari nit ngeen dégg seen façon discours yi ñu doog a continuer xam naa bu ngeen ko déggee da ngeen xam kii wax kan la jarul ma leen koy wax à l'avance nañ ko déglu. waaye le fait que ñu single ko maa ngi dégg sax benn bis fan yi benn ilimaan mu naan xale bu jigéen boo xam ne xamuñu ndeyam xamuñu baayam. war ko dégg franchement. ma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kan moo xam ndeyam ak baayam ñun suñu yoon daal ci ndey baayam ak bàyyi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que maa dégg benn nit may wax ak moom benn mu naan ma yonent bi moo nu gën ndey ak baay ma ne xanaa yow la gën ndey ak baay man sama ndey ak sama baay ñoo gën ndey ak baay yonent bi parce que man sama ndey ak sama baay ci l'islam lañ judd ndeyam ak baayam judd wuñ deewuñ ci l'islam c'est que Sénégal ñoo maanaam c'est grave comment un imam yow la gën ndey ak baay man sama ndey ak sama baay ñoo yoon daal ci ndey baayam ak baay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam parce que maa dégg benn nit may wax ak moom benn mu naan ma yonent bi moo nu gën ndey ak baay ma ne xanaa yow la gën ndey ak baay man sama ndey ak sama baay ñoo gën ndey ak baay yonent bi parce que man sama ndey ak sama baay ci l'islam lañ judd ndeyam ak baayam judd wuñ deewuñ ci l'islam c'est que Sénégal ñoo alors lii benn la xam naa yéen ñëpp xam ngeen kii wax mooy Moustapha Diakhaté léegi nañ déglu deuxième personne bi nga xamante ne daf leen di wan fan la naanee mbir mi maanaam fan la ko poson bi duggee. yonent bi moo ne sama baay la wax leeralul ko ñun loolu la ñu gëm ahlu sunna loolu la ñu gëm loolu la ñuy jàpp loolu yu wër su ñu demee yowmal xiyaam nag yàlla moo tey su ko neexee dugal ko àjjana loolu moom moo tey waaye amuñu droit nag ñu ñaanal ko amuñu droit ñu ñaanal Abdallah ñaanal ko yërmande amuñ ci droit ndax deewul ci diine deewul ci islam yaayu Muhammad Amina amuñu droit ñu ñaanal ko rahma ndax yàlla da koo tere Muhammad li yàlla tere Muhammad ñun ñëpp ñoo ci yam allahumma hadina wa dina ñun luñ ci mën ñun dañoo mën a gën a baax yàlla yonent bi bu nee sama baay mi ngi safara ñun luñ ci mën yonent bi moo ne sama baay mi ngi safara ñun ñu bëgg nekk yonent bi waxoo dëgg sa baay demul safara ndax dangaa baax yàlla du la lakk. léegi yaakaar naa déglu ne ñaari kii yépp ki doon njëkk a wax Moustapha Diakhaté la politicien ñaareel bi benn la ci ponkal wahabiste yi nekk Sénégal muy Omar Sall
da ngeen ci déggee ñaari mbir. première bi mooy képp ku dugg ci manhaju salafiya ak wahabiya faaw nga ñàkkal xorma yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam, faaw nga xamadi, faaw nga doyadi, faaw nga ñàkk kilifteef. parce que ku mën a wax li yonentu bi duwut ne benn kilifa ci Sénégal fii ngay bàyyeeti après. ñaareel bi mooy amul benn yoon ci lislaam, benn yoon ci yoonu lislaam yépp, ci pàcc yi am yépp, bu mën a saña tàllal sa làmmiñ ci kaw yonent bi ak i njabootam ak i deretam ak i fameem lu mel ni ko salafiste yi di defee ak ton bi ñu koy defee. léegi ci lay jaaree pour wax Mor Kébé quelques mbir. gis naa ko ci commentaire yi lu baree bari ku nekk jël benn slogan wala benn tur di ko jéem a askan Cheikh Baye saay bu waxee naan ko yow chiite nga, yow chiite nga, yow découvrir nañ la. je vous dis une chose, gis nga man ci jamono ji ma toll a'uzu billahi min kalimati ana, maanaam nga ne ma chiite laa moo ma gënal nga ne ma salafiste laa, moo ma gënal nga ne ma wahabiste laa, moo ma gënal nga ne ma manhaju salaf laay topp ci comme ni ko wahabiste yi déggee. benn chiite laa wax moo gën téeméeru milliardu wahabiste salafiste, benn chiite. et je vais expliquer li tax ma wax lii, waxuma ko rek pour sànni. xam nga suñ mbokku chia yi ndeysaan dañoo amul bàjjen ci réew mi rek moo tax ñi leen di tilimal di leen tuumaal lu nekk. amuñ fi bàjjen, amuñ fi nijaay, te xëy na ñoom dañoo yaru taluñu làmmeñ. première mbir bi ñu lay njëkk a wax ci chia yi mooy dañuy saaga saxaaba yi, mooy ñuy saaga soxnaa yonentu bi sayyidatuna Aïcha, sayyidatuna Hafsatu, mooy ñuy saaga sayyidina Babacar, sayyidina Omar. man bu njëkk ba loolu daan na ma intriguer sincèrement bu ma ko déggee ma ne kon ñoom ñu bon lañ. mais xam nga lu tax loolu jaaxalatuma mooy damaa dem ba xam ne ki leen di tuumaal loolu moo leen gën a yées téeméeri milliards yoon. maanaam yow salafi, yow wahabi bii mën a taxaw naan chia bi dafay saaga saxaaba yonent bi, yow yaa ko gën a yées ay pas-pas téeméeri junne yoon. ndax lan? bu fekkee chii bi maanaam chiite bi bu dee saxaaba yonent bi lay saaga ak soxna yonent bi, yow waay juru yonent bi ngay saaga yow. léegi yow nañ ko xool ci man ak yow, kuy saaga sa xarit wala sa taalibe ak kuy saaga sa wayjur kan moo gën a yées? nañ ko natt ci man ak yow rek. bu dee chiite bi dafay wax ne taalibe yonent bi diw mu ngi safara, yow nga ne waaye jur bi sukk jur yonent bi mu ngi safara, yéen ñaar kan moo gën a yées? Seydina Abdullahi ak Seydatuna Amina doo dégg benn chiite bu leen saaga ci kaw suuf, te salafiste yi ñoom ñëpp dañ leen di saaga di leen wax ne ñu ngi safara. ne serait-ce que ci point bii nekk chiite moo gën nekk wahabi téeméeri junne yoon. parce que man mën naa tolérer kuy saaga sama xarit wala kuy saaga sama taalibe, mais mënumaa tolérer kuy saaga samay wayjur, te yaakaar naa ñu ñëpp noonu lañ mel. nga saaga sama xarit wala sama àndandoo wala sama taalibe moo ma gënal téeméeri junne yoon nga saaga samay wayjur. kon chiite biy saaga saxaaba yonent bi buñ jëlee ne dañuy saaga chiite biy saaga saxaaba yonent bi, yow salafi bi wax ne waajur yonent ñu ngi safara yaa ko gën a yées. ñaareel bi mooy dañ lay wax ne chiite yi wala chiite yi dañoo gëm ne alxuraan dafa manqué, alxuraan bi nekk suñu loxo duwut alxuraan dëgg-dëgg bi. bon bi raddi nazar ci wéru wax jooju noonu, parce que wax jooju wérut, lu ñuy tuumaal la gaa yi rek. mais même bu ñu jàppoon ne loolu lu wér la que ne chia yi dañuy wax ne alxuraan dafa manqué, eh bien dimbale ma nga dellu ci sa téere yi nga xam ne yow danga naan ñoom ñoo gën a wér ginnaaw alxuraan, wala suñu téere yi laay wax, te yow nga ne ñoom ñoo gën a wér ginnaaw alxuraan. saxiixu Buxaari, saxiixu Muslim, musnadu Ahmad, saxiix Ibnu Maaja, saxiix sunan Ibnu Maaja ak yeneen téere yu baree bari. di nga fekk ñaata xadis yu amul lim yu lay wax ne am na ay saar lëmb yoo xamante ne nii wàccoon nañ ci alxuraan te léegi existé tuñu. am na ay aaya sax yoo xamante ne dañ naan la benn bëy moo ko lekk. léegi yow boo sañee wax lii ba pare yow nga bëgg a wax ne pour yow alxuraan manqué wul, kenn bu mu la tuumaal ne da ngaa wax ne alxuraan dafa manqué. léegi pourquoi ngay dem di attaquer chiite bi naan ko moom dafa gëm ne alxuraan dafa manqué? yow kenn attaqué wu la ne la da ngaa wax ne alxuraan dafa manqué yow.
bu fekkee da ngaa bëgg a gis loolu xaaral ma jox la ci benn exemple bu ndaw ci téere bi nga xamante ne dañu wax ne moom moo gën a wér ci téere yi ginnaaw alxuraanul karim muy saxiixul buxaari boo delloo ci saxiixu muslim saxiixul buxaari ñëw na ci téere yu bëri di nga gis imaamul buxaari indi ci imaamul buxaari indi na ci riwaaya numéro 6436 imaam muslim tamit indi na ko waaye may ma xool référence bi ci muslim pour gars yi bañ a wax ne dama leen na jox référence bu wérut la ilaha illallah voilà boo delloo ci saxiixu muslim ci xadis numéro 1050 1050 10 5 ak 0 di nga gis imam muslim riwaaya xadis boo xamante ne mu ngi ko jëlee ci abu musa al ashari xadis bi ñëw na ci téere yu bëree bëri mais yem naa ci buxaari ak muslim buxaari indi na ko ci riwaaya anas ibnu malik muslim indi na ko ci riwaaya abu musa al ashari mu ne abu musa dafa wax ne wa inna kunna naqra'u suratan kunna nushabbihuha fi tuuli wa shiddati bi baraa fa unsiituha ñun daan nañ jàng benn saar ci alxuraan boo xamante ne dañ ko daan méngale ci guddaay ak ci yaatuwaay comme baraatu baraa mooy suratu tawba nga xam ne 129 verset la mu ne ñi fàtteloo ma ko fa unsiituha moom abu musa may wax ñi fàtteloo ma ko xayra anni qad xafistu minha lu dul ne man maa ngi ci jàpp ba léegi law kaana libni aadama waadiyaani min maalin labtagaa waadiyan saalisan wala yamlau jawfa bni aadama illa turaab doomi aadama bu amoon ñaari mbàndi alal dina ut ñetteel amul dara luy doy doomi aadama lu dul suuf léegi bu ñu basé woo ci hadis bi abu musa continué na ba léegi ne kunna wa inna kunna naqra'u suratan kunna nushabbihuha bi ihdal musabbihat fa unsiituha ghayra anni xafiztu minha ya ayyuha allazina amanu lima taquluna ma la tafalun fa tuktabu shahadatan fi anaqikum fa tusaluna anha yawma alqiyama abu musa mu ne daan nañ jàng beneen saar tamit ci alxuraan boo xamante ne dañ ko daan méngale ak musabbihaat yi mooy saar yi commencé sabaxa lillaahi mu ne ma fàtte ko moom itamit wala ñi fàtteloo ma ko lu dul ne maa ngi ci mokkal benn aaya buy wax ne yaa ayyuha allazina amanu lima taquluna ma la tafalun fa tuktabu shahadatan fi anaqikum boroom xam-xamu ahlu sunna yi boo ñëwee ci ñoom nit ñi expliquer xadis yi mooy lii nasxu la waaye nasxu tilaawa lañ koy tuddee donc dañuy dañuy ekkati jàngin bi bàyyi fi àtte beeg yu mel noonu façon xadis yi mel ni bëri na boo demee ci sunanu ibnu maaja sax di nga fekk ci xadis numéro 1944 xadis buy wax ne sayyidatuna Aïcha moo wax ne am na benn aaya boo xamante ne dañ koo bindoon ci benn këyit mu nekk ci sama ron lal jamono bi yonent bi génnee àdduna ñu nekk di ci mbiru dëj beeg yooyu benn bëy wala benn xar benn gàtt daal dugg si lekk ko léegi yow sunnite bi je parle à équidistance ci sunnite beeg chiite bi yow sunnite bi bind lii ci sa téere wax ne am na benn aaya boo xam ne benn bëy moo ko lekk am na benn aaya boo xamante benn saar lëmb boo xamante ne mu ngi tolloon ni baraatu dañ koo fàtte ba benn aaya moo ci des am na saar boo xamante ne mu ngi tolloon ni musabbihaat yi dañ koo fàtte ba benn aaya moo ci des ak xadis yuy wax naan ay lu mot fukki aaya réeg na ci suratu baqara ak xadis yuy wax ne lu mot fukki aaya réeg na ci suratul ahzab
yow mi gëm lii te nanguwoo ku la tuumaal ne dangaa gëm ne alxuraan dafa manqué je dis bien waxuma ne lii dafay saxal ne alxuraan dafa manqué je parle à équidistance ci chiite bi ak sunnite bi yow sunnite bi gëm lii te mu nekk ci saxiixu muslim saxiixul buxaari musnad ahmad sunanu ibnu maaja te nanguwoo ku la tuumaal ne dangaa wax ne alxuraan dafa manqué waaye boo ñëwee ci xadis yu mel ni da nga koy taawil wax ne nasxu tilaawa lañ koy tuddee léegi lu tax doo mën a may chiite bi moom tamit ngànt ca la muy wax nga jàppee ko comme yi waaye comme yow doomi yàlla nga sëti yahud nga jarbaatu nasaraan nga yow lépp lu la neex yow bu la neexee wax waaye keneen ku wax di nga ko tuumaal lu mu mënti doon ne dafa gëm ne alxuraan dafa manqué alxuraan bi bokkut ak alxuraan bi yàlla wàccee xadis bii ci saxiixu muslim xadis numéro 1050 bi wax ne jàngoon nañ benn saar boo xamante ne mu ngi toll di baraatu saar boobu tey ji amatul ci alxuraan te yow yaa ñu wax ne lépp lu nekk ci saxiixu muslim lu wér la léegi nooy def ak xadis bi bu fekkee dañoo dem ci sa déggin bi ngay tuumaal chiite yi mooy ne kon xadis bi dafay wane ne alxuraan bi am na saar lëmb bu ci manqué bu toll ni baraatu 129 versets waaye nag bu fekkee dañuy dem ci manhaju xam-xam mooy boroom xam-xam yi dañoo wax ne xadis yi dañ koy déggee ne nasxu tilaawa la ñu ne leen aha ñu ne kon comme nasxu tilaawa la dafa am yeneen façon nasxu yu am léegi chiite bi itam boo fekkee genre xadis yi mel nii ci téeréem lu tax doo jàpp ne nasxu tilaawa la moom itamit waaye déedéet comme moom amul bàjjen ci réew mi da nga koy tuumaal ne dafa wax ne alxuraan daa manqué alxuraan bi nekk suñu loxo bokkut ak bi yàlla wàccee woon waaye comme yow am nga bàjjen am nga ay pétrodollar yu lay financé yow lu la neex bind lu la neex wax laa yusalu ammaa yafaluun wa hum yusaluun lii ci ñàkk a maandute la bokk donc ma ne pour tontu Mor Kébé ci wax ko ne nekk chiite moo gën téeméeri junne yoon nekk salafiste wahabite parce que chiite yi dañoo gëm xadis bi yonentu wax ne bàyyee naa leen alxuraanu yàlla gi ak sama njaboot gi ñun mu tasaw yi fay noonu lañ ko gëmee moo tax xolal suñ sëriñ si ñoom ñëpp ay shérif lañ Sidi Abdul Qadir Jeylaani pour ñu nekk ci tariqa qadiriya shérif la Cheikh Ahmada Tidiane shérif Hasani la suñu sëriñ si ñoom imaamu Chazili koo ci dàq nasaba mu delloo la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naka noonu tamit ñoom chiite yi ak seen aïmma yi koo ci dàq nasaba mu delloo la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yéen rek la ñuy ñëw ci yéen ngeen di dàq ne yonent bi am na benn barke njabootu yonent bi am nañ benn barke waruñ leen a topp nangam ak nangam ba mu jaral leen seen salaf ga jiitu woon créé ay xadis ne yonent bi dafa wax alxuraan ak sama sunna te amul fenn fu yonent waxee alxuraan ak sama sunna bal dafa wax alxuraan yàlla ak sama njaboot gi. gis nga chiite bi problème yi nga am ak moom yu gën a rëy nga am ak wahabit bi maanaam en d'autres termes problème bi nga am ak wahabit bi xaaju génn wàll gi amoo ko ak chiite bi. lu tax mooy wahabit bi da ngaa commencé am ak moom problème depuis ci sa pas-pas ci tawxiid sa pas-pas ci yàlla boo waxee laa ilaha illallah muhammad rasulullah wahabit bi nee na la laa tanfau qailaha illa maa shurutin sabaatin du la jëriñ dara ci sa gëm-gëm tànk amul juróom-ñaari condition yu mu àndat amul benn chiite booy am ak problème ci wax laa ilaha illallah muhammad rasulullah mu ko nit la jàppee yéefir amut léegi yow yaa ngi am ak nit ñi problème ci yàlla ci boppam ñëw bàyyi ko fa di ñuy wax koo xamante ne ñun dañoo am ak moom problème ci ay nit ay saxaaba wala ay nangam yow kay sa problème moo gën a rëy nañ li jënd sa problème ak ñun ba pare. ñaareel bi wahabit yi dangaa am ak ñoom problème ci yonent bi ci boppam ndax dañ lay wax ne yonent bi dafay juum yonent bi nit la comme ñëpp yonent bi enveloppe la rek bu ñu dugaloon lettre bi génnee lettre bi nga sànni enveloppe bi. amul benn chiite boo am ak moom problème boobu ci kaw suuf chiite yi dañoo gëm ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam balaa muy feeñ ci jamono ba bi muy feeñ ci jamono ba bi muy génn àdduna yàlla daf ko sàmm musal ko du juum du fàtte du jaawale wahabit yi dañuy wax ne yonent bi sax mës naa def bàkkaar ñoom léegi yow koo xamante ne yaa ngi am ak nit ñi problème ci yonent bi ci boppam nga ñëw bàyyi ko fa naan ñu ay da ngeen am ak ñi problème ci saxaaba yi am ak nit problème ci yonent bi moo gën a rëy téeméeri junne di am ak moom problème ci ay saxaaba loolu ñaar la ñetteel bi wahabiste bi dangaa am ak moom problème ci waaye juru yonent bi comme ni ma ko waxee léegi chiite bi am ak moom problème ci waaye juru yonent
dafa gëm ne waaye juru yonent bi yépp ay wàllu yàlla lañ ay nit ñu baax la ñoom ñëpp a ngi aljanna wahabiste yi dañoo gëm ne waaye juru yonent bi ñoom ñëpp a ngi safara toog léegi yaa xayti yow koo am ak moom problème ci waaye juru yonent bi nga bàyyi ko fa ñëw naan kii da ngaa am ak moom problème ci ay taalibe yonent bi yow bu nit ñi di wax da ngaa war a mujj wax nga njëkk a noppi bu fekkee am nga vergogne tuuti. lii quelque la rek ci problème yi nga xamante ne tax na nit ki nekk chiite moo koy gënal téeméeri junni mu nekk wahabit bu ko xamee téeméeri milliards yoon sax laay wax. léegi nag seen rassemblement bi ñu def ma daaneel parce que dafa mel ni mu ngi gudd ñu jël quelques questions seen rassemblement bi ñu def ci Grand Théâtre sans doute yéen ñëpp gis ngeen ne mbokk yi dañoo bëggoon na rehausser waat seen bopp mais finalement dafa mel ni garab gu jur jàngoro la ndax li ñu def Grand Théâtre man leer na ma leer yàlla avec de sources sûres bu démb doon tey duñ ko defaat ils sont en train de le regretter commencé ko ci Ahmed Lo ci boppam ndax dañu bëggoon na def coup de communication bu leen di jural notoriété far mbir mi gën leen a jural problème tax nit ñi leen xamutoon sax commencé di leen xam nit ñu xamutoon seenu mbonte ak nit ñu xamutoon seenu ndëggte commencé di leen xam kon ndekete garab gu jug jàngoro la waaye ñaareel bi mooy ay kilifa ci jamiyatu Ibadu Rahman ak yeneen association islamique yi nekk ci réew mi jéemoon nañoo dissuader Ahmed Lo que ne bu mu tenir programme bi mu tenir ci Grand Théâtre dimanche bale ci kaw dem nañ ba këram toog ak moom ne ko lii nga nar a def nii d'abord timing bi baaxul waaye tamit boo ko defee la muy jur ci problème moo ëpp lam nar a jur ci saafara kon bàyyi ko moo gën Ahmed Lo ne leen jàpp naa ko ba pare mënatuma cee deltu ginnaaw def naa publicité yi ba pare mënatuñ ko annuler kilifa yooyu jarul mooy tudd seen tur kilifa yooyu ne ko kon de ñun duñ ca teew jox nañ la suñu ngànt léegi nag dañ la koy wax teel nga yëg ko pour nga bañ a jàpp ne affaire naa feq la dañ laa bañ a teewal wala dañ laa xeeb comme dissuadé nañ la nanguwoo ñun duñu teew moo tax jour boobu noonu kilifa yooyu kenn ci ñoom dëggul fa tànkam ñi may wax nii buñ ma déggee wala ñi xam wax ji buñ ma déggee xam nañ ñi may waxat ay kilifa yu mag ci Ibadu Rahman yi ak ay kilifa yu mag ci association rassemblement des associations islamiques bu ñu tuddee RIS xaw ma donc ñoom ci seen bopp analyser woon nañ xam ne mbir mi jàngoro lay jur waaye du jur saafara te Ahmed Lo mi demoon dëgër bopp def ko foog ne mbir mi dana ko rehausser mbir mi dana gën a propulser image am gis na ne dégradation de l'image la ci gën a jëlee gis na ne nit ñi dañ koo gën a jéppi gis na ne génération bi juddu woon 2000 sax te xamuñ ko woon ñu ngi commencé di xam mbonte yi mu def ci livre bi ak problème yi nit ñi am ak moom te loolu moom la doon jéem a éviter boppam waaye xam nga wàllu yàlla yi ndeysaan yàlla daf leen a may karaama goo xamante ne képp ku leen nar a xeex yow yaay mujj daanu ci biir kàmb ga nga xamante ne moom nga leen di gasal bon xam naa mën nañu jël quelques questions pour ñu